télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu am mbégte ànd ak yéen waxtu xibaaru timis yi jot na ñu fas leen ko yéene yegge la ca gën a fës bokk na ci examen BFM yi ñu fi doon def fële ci CEM Blaise Diagne résultat yi tàmbali naa wadd ci téeméer ak juróom-ñetti fukki candidat yi nga xam ne ñoo doon wut li jaasa BFM juróom-benn fukk ak ñaar ci ñoom kon amee nañu ci tour bu njëkk bi am yeneen juróom-ñaar fukk yoo xamante ne ji kon deuxième tour ci la ñu jëm. accident bu am ca diwaanu Ndar foofee fay tolloog Gondon benn oto bu daal di saaraan oto transport en commun la ci yoon wi am ñu bëri ñu ca jëlee gaañu toll nañu ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ca ñoom ñeent ña seeni gaañu garaaw na lool commandant 51e compagnie sapeur pompier di capitaine Ousmane Lo dees na ko dégg ay leeral ci xibaaru timis yi. wàllu paj mi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ko dénk ci réew mi njiital ministère de la santé di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye lu aju ci évaluation boo xam ne def nañu ko jëm ci jafe-jafe yu l'hôpital yi réew mi dund fan yi lekk tax kon mu sàkku taxawaay bu gën a mucc ayib jëme ci ñi nga xamante ne ji ñooy aji wopp yi mu di kàddu yoo xamante ne ji kon direction établissement public dégg nañ ko bu baax a baax fas yéene taxaw bay xam le ne fii ak 2024 danañu am ñu ñuy recruter ngir kon ñuy gën a taxaw urgence yi ci hôpitaux yi ci anam wu mucc ayib mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxeloo ma faram fàcceel leen ko. xibaaru timis yi dañu koy doore ak wàllu njàngale mi examen yi BFM yi ñu fi doon def fan yile am na résultat yu tàmbalee wadd fu ca mel ne ca CEM Blaise Diagne foofee jot nañoo seeni résultat la ci tukkee mooy ci téeméer ak juróom-ñett fukki candidat yi bindoon ngir doon def BFM juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ci am na ca yeneen juróom-ñaar fukk yoo xam ne deuxième tour ca la ñu war a dem ñu ànd ci leeral ci reportage boo xamante ne ji Mariam Ndiaye ak Alioune Diagne def nañu ko ci CEM Blaise Diagne. résultat wu BFM yi ci premier tour yi tàmbale naa wàcc ci CEM Blaise Diagne gannaaw xaar bu yàgg nga xam ni ñu ëpp ci candidat yi ab jaxle moo doon feeñ ci seen kanam jury ba woote na tàmbalee nodd turi candidat yi jàll ci pàcc gu njëkk gi bu amee ñu seen yaakaar tas ñaari gone yi ñëw seen mbégte te moo koo nat. Ça va alhamdulilah am naa d'office. si gëmoon naa sama bopp mais comme loolu élèves yi dañoo tàmm di wax ni jury yi seen correction dafa difficile moo tax da ngay ci tuuti quoi. d'office kay alhamdulilah. est-ce que yaa ngi ko doon xaar. waaw tuuti rek aussi stressé woon naa kii woon naa mais bon yaakaaroon naa quand même. góor gi dafa gunge si woon ñaari candidat wam mi ngi sant yàlla bu baax ci xibaar yi mu am ci bésub tey. seen situation je vous dis que kenn ki jàll na d'office kenn ki jàll na deuxième tour waaw. fii itam pour man dama ciy gis leneen dama ciy am beneen relecture mooy élèves yi li ñuy tari jàngalekat yi ñoo leen koy jox seen réussite ça dépend ci réussite u jàngalekat yi. président jury bi jàpp na ni résultat yi mën naa sedd xol te l'examen bi jaar na ci yoon. donc ci 194 yi inscriroon yi ñeent ñoo ci ñëwul kenn ki sax daa feebar indi na dossier médical mais ñi ci des bi ñu composé ba pare tey dañoo génnee résultats yi te résultats yi wax dëgg yàlla gisuma lu am feneen mais tane na li ñu gisagum bu ñëpp jàllee dina tane parce que premier tour ci juróom-benn fukk ak ñaar yi am nañu deuxième tour juróom-ñaar fukk yi lañ proposé pour deuxième tour. deuxième tour bi alxames lañ koy amal candidat yi dinañu leen natt ci ñaari matière ñetteel bi tànn su bu la neex lay doon. di leen ndokkale bu baax a baax ñoom donga yooyu nga xam ne kon amee nañ li jaasab BFM leneen ci wàllu xibaar di accident boo xam ne am na ci yoonu Ndar yi fay tollook dëkk bii di Gondon benn watab transport en commun moo saaraan ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñaar jëlee gaañu ci boobu l'accident ci ñoom sax ñeente seeni gaañu xaw naa doy waar loolee tax kon ki nga xam ne moo di commandant 51e compagnie sapeur pompier di capitaine Ousmane Lo yëkkati kàddoom di sàkku ci borom wote yi ñuy gën a def ndànk ci tali bi rawatina ci jamono nawet bii ñu nekk ñu teewlu kàddoom moom capitaine Ousmane Lo commandant 51e compagnie sapeur pompier ñu déglu ko ak Ousseynou Diop. À 9h13 dañoo woon benn accident bi nekk bii Gandon ci RN2 bi donc une fois sur les lieux donc benn Njaga Njaay bu yeboon ay nit moo dérapé wu këppu ci kaw tali bi donc bi ñu egsee bilan bi ñaar fukk ak juróom-ñaari victime ñoo ci nekkoon am ñeent ñi nga xam ne seen gaañu xaw na métti tuuti léegi ñun ci ñaari ambulance yi
ak fourgon bi ak ñaari ambulance SAMU yi évacué nañ victime yëpp ak vers hôpital régional ak hôpital Ousmane Ngom. message bi may lancé mooy surtout ci hivernage bi chauffeur sama mbokk chauffeur yi nañuy xoolaat seen pneu yi nga xam ne dafa usé automatiquement ñu remplacé ko et chaque fois su tali même su wisee bu ndaw tali bi tooy nañu wàññi sa allure. Birgaanub douane ba ca postu Kër Ayib teg nañu loxo ay garab ña ngi ko jàppee ca Médina Sabax di garab yoo xam ne tey garab yu bon la njëg gi boo ko doon xayma nee nañu dana yegg ci fukki million ak juróom-ñaar dañuy ànd ci ay leeral ak Pape Mbaye Diaw. ñeenti junniy faux médicament ay seringue yoo xamante ni dañ koo takk ba mu jekk daal di koy dugal ci ay emballage alimentaire moom la brigade des douanes bu Kër Ayib daal di teg loxo loolu nag boo koy xayma toll na ci fukki million ak juróom-ñaar ak lu topp. li ñuy jàpp tey mi ngi toll ci 4000 et quelques boîtes bi ñu ko xaymaa mi ngi toll ci le total saisi bi maanaam marchandise ayant servi à masquer la fraude ak moyen de transport bi ak médicaments yi. mi ngi toll ci 17 millions 987 122 francs CFA. maanaam loolu suñuy stratégie boobu la parce que xam nga réseau ci criminels yi ñoom dañu disposer d'un réseau de renseignement très dense. et diversifié moo tax ñoom toujours bu ñu leen jàppee dañuy changé. docteur Mactar Baro bokk ci l'ordre des pharmaciens moom nag moo doon vérifier qualité produit yi mi ngi ñuy xamal ne médicaments yi bu jàlloon ci dëkk bi képp ku ko jël ci askan wi rek mën nga am ay jafe-jafe. xam nga piqûre bi c'est un anti-infectieux maanaam am na ñoo xam ne tey traitement d'urgence la am na ñoo xam ne bu ñu demee hôpital garab boobu lañ leen di defal comme moom lañ leen defal am na ñoo xam ne sax ci injectable lañ leen defaral dañ leen koy piqûre xam nga piqûre yooyu tey warul nekk ci koo xam ne du professionnel ñooñu day xam ne loo xam ne tey loolu bu nekkoon feneen tey musiba mën na ci topp. service des douanes bu Kër Ayib nekk ci département bu Nioro di rafetlu liggéey bi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def. ànd ci ak askan wi ndaxte ñoom nee nañ lépp loo xamante ni jàpp nañ ko rek askan wi participer nañ ci bu baax a baax. Pape Mbaye dañuy des ci wàllu wér-gu-yaram waaye ci weneen anam ak ndaje mi nga xamante ne ji amal nañu ko tey ji mu doon ci teewaay jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne ji hôpital yi réew mi dund nañ ko fan yi loole nag nees di def kon ba lijjanti ko gën a taxaw it aji wopp ji dem hôpital di faju lii mooy bëgg-bëgg gi lii mooy càkkutéef gi mu di càkkutéef loolu directrice des établissements publics dégg na ko bu baax a baax ba xamle ne daañu ci def seen kéemtalaay kàttan ba loolee antu xamle na it ne daal 2024 buñ ca yeggee daañu jël maanaam recruter ay nit yoo xamante ne ji ñu xereñ la ñuy doon man seenub liggéey ngir ñu gën a taxaw urgence ci l'hôpitaux yi ñu ànd ci reportage ca ndaje mag la ca tukkee Fatima Touré Diafara Ba. joxaat patient bi li nga xam ni moo di gëddëm loole nag mooy bëgg-bëgg ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram loole sax moo waral ñu daal di organiser benn atelier ngir daal di waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu woowee ci atelier boobee nag ki nga xam ne sax moo leen yilif di ministre de la santé moom mi leen nag yëkkati ay kaddu ngir rek daal di ñaawlu doxalin yi nga xam ne yenn agent de santé ñu ngi koy def muy ñaan rek ñoom ñi lee ñu daal di gën a am xolu yërmande jëm ci ñi nga xam ne nag ñoo di aji feebar gi. De par leurs actes de négligence, leur manque d'empathie vis-à-vis du malade. gis nañ fi ay jëfin yoo xam ni honoré wul dara li nga xam ne moo di secteur santé bi ay nit yoo xam ni ay personnel de santé lañu wante dañoo ñàkk yërmande ci ñi nga xam ne ñoo di patients yi loolu nag dafi war a jeex moo tax may ñaan ñi nga xam ne nag ñoo di directeur établissement wu santé yi ñoom ñi leen nag ñu daal di gën a yokk li nga xam ne nag moo di seen vigilance di surveiller bu baax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fay liggéeyee ba nga xam ne yenn jiyee yi dina rek daal di mën a ñàkk ci yenn hôpitaux yi. Et positive sur vos activités au service de la population. loolee nag mel ni lu dàbbiwul ci noppi ku tëx ndaxte ki nga xam ni moo jiite lépp lu jëm ci wàllum établissement de santé moom jàpp na ni nag tey jii li leen gën a ñor mooy rek daal di jëmmalaat li nga xam ni moo di prise en charge des urgences. fan yi ñu semaine yi ñu passé def nañu benn lancement benn plan bu ñu tëraloon pour xayma li manque ci urgence yi ba nga xam ne fii ak 2024 lépp dañ ko mottali bu soobee yàlla fexe ba nga xam ne en tout cas ba li ñu bëgg à terme que patient bi mu nekk koo xam ne ki malade bi mooy suñu
intérêt personnel mooy suñu intérêt li ñuy def lépp day fexe malade bu ñëwee ci hôpital bi nekk ci anam yu sell anam yu wóor ci ay loxo yu dal ñu accueillir ko ci dal. ca noonee sax ñoom li ñu bëgg mooy fii ak 2024 ñu mën a recruter ay médecins yi nga xam ne nag seen xam-xam màcc na. wax dëgg yàlla lii am na solo lool hôpitaux yi ubbi nañ commencé na fonctionner ak lu métti service yëpp nga dox loolu tam aussi ci hôpitaux yu bees yi la mais hôpitaux yu màgget yi aussi ñu ngi leen di accompagner. c'est vrai que état moo yor responsabilité recruter personnel mais hôpitaux yi aussi ay autonomie dañu am autonomie de gestion maanaam ñoom seen biir koom mën nañu recruter ay personnel loolu yëpp dañ koy xayma fexe ba nga xam ne fii ak 2024 incha allah hôpitaux yi dootu ñu nekk ci di wax naan manqué na spécialiste. ay fan ñu daal di sëgg ngir waxtaanee lépp li nga xam ne nag mooy problème yi nga xam ne nag am na ci hôpitaux yi. loolee nag buñ ci génnee dinañ teg benn plan stratégique ngir rek daal di gën a defaraat lépp loo xam ni dafa jëm ñu war ko jooyanti te mu nekk rek ci secteur santé bi. Idrissa Goudiaby mooy xale bu góor bi faatu woon ci Ziguinchor ci manifestation yi fi amoon 17 juin ab néewam ba léegi suulaguñu ko beneen autopsie lañ fa bëgg a def ngir am takk bu wér ci ana lan moo ko faat waaye denc gi ñu denc ci néewam nag. tax na maître Amadou Diallo di bokk ci avocat buy jàppale ak njabootam yëkkati kàddoom di sàkku ci procureur bi mu bàyyi xel ne margo bañ ko denc ci hôpital Ziguinchor margo ba taxu koo demee noonu néew ba yàqoo fa lu yomb lay doon ba tax na luñ ciy def war nañ cee gaaw maître Amadou Diallo la ñuy déglu ci kàddu yi mu dénk Lamine Ba. waaw procureur bi mu defee sortie bi wax dëgg yàlla man en tant qu'avocat et famille fa Idrissa Goudiaby dañ ko naxarlu parce que Idrissa Goudiaby soo xoolee tey. ça fait 41 jours c'est-à-dire ñeent fukki fan ak benn ba léegi kenn suulu ko famille bi def na xaarandiku na parce que bëgg na mbir bi leer amoon na première autopsie gis ne résultat yi méngoowul ak lu ñuy gis def jël corps bi yóbbu ko fii ba Dakar defaat beneen autopsie yoo xam ne ñetti médecin ñoo ko def benn professeur ak ñaari médecin très compétent ñu def rapport ñenn Idrissa Goudiaby effectivement comme ni ñu ko waxee ni ñu ko gisee ak ni ñu ko dëggee bal moo ko rey donc moo tax famille bi dafa naqar lu gis ni procureur naan day laajaat beneen autopsie mënuñu comprendre loolu alors surtout que Idrissa Goudiaby comme ni ma ko waxee sànq ça fait plus de 40 jours mu ngi fi kenn suulu ko et ñëpp xam nañu Ziguinchor condition de conservation yi nekk ci morgue bi mënul permettre corps bi ñu conserver ko aussi longtemps. parce que aujourd'hui lu ma ko waxee sànq si tubaab mooy su yàggee corps bi day yàqu te su yàqoo sax même autopsie boobu suñ ko defee résultat yi du leer mais pire su demee ba yàqu famille bi duñ ko mën a suul comme en tant que jullit parce que mënuñu ko sang comme ni ñu waree sange néewu jullit loolu yëpp tamit dafa métti ci xol parce que nga ñàkk sa doom ci ay circonstances yu métti nga circonstances yu bëri na werante ñu muñ ba fii am ay experts yi naan ñëpp lu ñuy wax loolu moo am procureur bi taxaw fële dinaa day defar beneen autopsie loolu wax dëgg yàlla kenn mënu ko rafet ñu ngi koy ñaawlu moo tax famille bi ñu naan procureur dans les meilleurs délais nga delloo néew bi ñu mën ko suul dans la dignité. waxtaane wàllu politique ak kaddu yu bàyyeekoo ci Ousmane Sonko xamle na ne coalition bi mu bokk mu di coalition intercoalition wàllu yeewi bu ñu demee assemblée nationale daañu amal ab enquête parlementaire jëmee ci anam yi nga xamante ne ji noonu la réewum Sénégal di joxe contrat ñeel ay ressources pétrole ak gazam xamle na it plainte boo xam ne moom jot nañ ko déposé ca taabali ministre de la justice bu réewum Amérique ñu déglu Ousmane Sonko. bu ñu sàgganee ba Macky Sall def lu mu bëgg a def wallaahi dinañ toog fii jooy bëccëg mbir kam te duñu gis ko ñu faral suñu rongoñ loolu mooy enjeu élection yi jëlee bi Macky Sall nag du 2024 rek te jëlee bi Macky Sall tey jii la parce que su ngeen ñu joxee majorité du ma ne dinañ négocier renégocier contrat yi de teel na 2024 la waaye dinañu créer des commissions d'enquête parlementaire parce que constitution moo ko may assemblée nationale woo leen ñu ñëw uyu si woo leen ne leen ñëw leen ngeen wax ñu andi leen contrat yi andi leen li ngeen nëbb andi leen avenant yi lépp dinañ ko génnee seetal ko ba mu set bàyyeeguñ leen nag ndax déposé nañu ay plainte déposé nañu ba États-Unis te plainte boobu fii ma toog di wax ak yéen le ministère de la justice des États-Unis ñu ngi koy càmbar bis bu ngeen joxoon majorité assemblée nationale biir mi leer dinañ leen woo dinañ leen enquête def ko enquête publique nag. artistes yi ci réew mi ñu bari ci ñoom mere nañu politiciens yi ci réew mi lañ leen mere mooy bu ñuy campagne seeni musique la ñuy doxee
maanaam seen i œuvre yi ñu jëfandikoo te ñu bari ci ñoom duñu fay droit d'auteur loolee nag moo leen metti ci yooyu la wàll ku ca yëkkati kàddoom di gise pen di xamle ne li war daal moo di ñu boycotté politiciens yi bu dee fayu ñu droit d'auteur yi. Daniel Gomes gis ne it lu aju ci ñoom politiciens yi dafa mel ne ëllëgu artistes yi yitteelu leen te culture mooy loo xamante ne ji lu gën a gaaw ci suqali am réew tey booy seet fii ci réewum Sénégal budget bi ñu ko baaxee sax lu néew la ngir kon culture bi mën a jëm ca kanam reportage Pape Fara Ñing Thierno Laurent Mendy. mu nekk ci caravane meeting wala lu mu ci mën a doon rek wayu artistes yi ngay dégg fu ne ngir nag animer seeni campagne wala sax ñu woo nit ñi waaye li nga xam ne moom moo nekk yooyu la musique dañ koy jël te fayu ñu leen dara. suñu ci suñu bopp wax dëgg yàlla parce que fu mu ne nii kenn ci ñoom feewlu muy côté pouvoir muy côté opposition ñoom ñëpp ku la ci wax ki candidat yi jegewuñu sax pour am ay information ci OSODAV pour mën a xam naka la ñuy def bay fay droit d'auteur boole ci dañuy ñëw rek te droit d'auteur balaa ngay utiliser benn œuvre da nga war a am lu ñuy wax autorisation sax amuñu ko dañoo jël yëfu jàmbur rek di ko campagne oo et que amul kenn koo xamante ne am nga droit utiliser œuvre u jàmbur sans pour autant que nga fay d'abord ce qu'on appelle droit d'auteur yi donc su fekkente ne xam na ni musique ci boppam moom mooy li nga xam ne moo gën a gaawee dajale ay nit facteur de mobilisation bu am solo la nga jël ay œuvre nit jël musique boobu di ko dajale say nit sans pour autant que nga dem ni da ngay fay ji ay droit d'auteur te bëgg nag ñooñu su ëllëgee nga am seen kàddu je crois que dafay am problème. li ci gën a doy waar sax du benn programme ci wàllu politique wax na ci li nga xam ne moom moo leen gën a soxal. amul kenn koo xamante ne rek présenté nga programme culturel boo xamante ni méngoo na ak suñu vision parce que moo tax dama ni parti politique yeeg coalition yeeg acteurs politiques yi il faut que ñuy ànd ak ñoo xamante ni xëy na peut-être ay acteurs culturels yu xarañ lañu ci mbir yooyu ñu leen di gunge. li ñuy dégg daal c'est toujours superficiel dinañ jàppale culture dinañ fa def tel ou tel monument c'est pas ça le problème tey mooy ban plan stratégique la ñu mën a am benn plan de développement sur 5 ans nga mën a toog ne lii la ñu koy doxal bu mën a def benn bilan chaque année xam fu ñuy jëm ak parce que ci yeneen réew culture moom ci dafa États-Unis troisième puissance économique la. bu dee ñenn ñi ne nañ voté ña ca des ne dañoo war a boycotter lii di vote bi. léegi boo xoolee bu baax est-ce que mu ngi voté pour benn programme pour ñu ci bëre dañuy voté contre benn programme. te loolu moom xaw ma naka la ñuy def ba mën ko changer. parce que nit ki mënoo utiliser ay œuvre am te fayiloo ko donc su fekkente ne nag fayiloo ko man li may demander rek moom mooy acteur politique acteur culturel yëpp ñu jéem a boycotter suffrage yi pourquoi parce que ñun boolewuñu ci dafa mel ni que dañu cee génne. su fekkente ne nag alors bëgg nañu suñuy kàddu nan dem fay suñuy droit ba pare. gannaaw mbas mi fi amoon sonal lool lii di artistes yi ñu ngay wéy nag di am ay jafe-jafe naam sax ay loi yu bëree bëri wote nañ ko ca pencu ndaw réew ma ngir seen nekkin gën a ñoŋ waaye furaas. Sénégal sunu yitte plateforme la bu yees bu taxaw boo xamante ne ji li ko tax a jëkk moo di jàmmi réew mi. am ndaje mu doon amal ak taskatu xabaar yi tey jii fa la ñuy waxee ne daal Sénégal benn bopp la mënee su koo xar ñaar te duñu seetaan it kenn di ko jéem a xar ñaar ba muy yàq benn jubóo gi am ci réew mi ñu xam la ne seen bëgg-bëgg mooy fexe ba élection yi ñu dëdmal am ci jàmm ak salaam te da leen di jaral ñu sol seenu dàll dem seeti ñi séq yëf yi ngir waxtaan ak ñoom ba lépp am ci dal reportage conférence de presse ba compte rendu Mamadou Fall Youssou Baro. dañoo war a taxaw ngir kon mën a sauver suñu Sénégal bi nga xamante ni dëkku jàmm la dëkk bu dal la waaye itam dëkku teraanga la violence yu ñu nemmeeku ci at yu mujj ci fan yu mujj yi nga xamante ni ci la daanaka sax di menacer li nga xamante ni mooy suñu dalin fii ci Sénégal ngu politique gi loolee war naa tax ba mboolem doomu Sénégal jóg ngir jàmmaarloog loolu tax na nag ay sénégalais bokk ci ab kuréel gu ñu duppee Sénégal suñu yittee joxante yoxoo ngir kon saxal jàmm ci réew mi. démocratie bi nga xam ni moom la ñu bëgg ñun Sénégal mooy démocratie bu toog ci diisoo bu lalu ci waxtaan bu lalu ci déggoo ak lu wuute yi mën a bari waaye démocratie boo xam ni ndoorteem ak jeexitalam lépp jàmm la. violence ci biir réew mënut a jaadu tey mënut a jaadu ëllëg. dañoo toll ci jamono boo xam ne Sénégal dañ siy gis violence boobu nag nekk loo xam ne tey si kàddu la muy wax ju ñaaw muy wax yoo xam ne bokkul ci suñu culture di seetlu ay rey te xamuñu woon luy rey muy violence physique loolu nag tey ku mu tiitalul
ñun ñi toog fii tiital nañu. mu di ab kuréel goo xamante ni ñu ngi ko amal nee nañ rek la ñu bëgg moo di fexe ba baare lépp luy politicien destructeur yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi. li nga xam ne nag moom mooy violence boobu moo indi cadre bii ñu teg muy cadre boo xam ne tey ñu ngi siy woo bépp sénégalais boo xam ne am nga gis-gis bu mel ne lii nga xam ne moom la ñu gis ci réew mi te dara mënuñu koo mën a sàmmal lu dul ñu dellu ci jàmm rek. bu ñu taalee lépp indi problème ci dëkk bi indi ay jafe-jafe ci dëkk bi bu ëllëgee lii tooy ci ñun lay jóge ñun waa dëkk bi xoolal Rwanda ay jamono xulo xeex a fa woon mais nu mujjee arrêté lépp ngir defaraat réewam. membre kuréel googee ñu ngi woo Sénégalais yi ci ñëpp ñu jug taxaw ngir moytu kon li nga xam te ni daloon na Rwanda wala Côte d'Ivoire ba ci sax yeneen dëkk yi dal suñu Sénégal. coopérative d'habitat Matlaboul Fawzeyni nga xam ne liggéeykat ya ca Dakar Dem Dikk ñoo ko moome ñi ngi ki jafe-jafe nag ngir jot seen suuf si toll ci 20 hectares ak juróom dafa am jafe-jafe seen digg ak promoteur bi nga xam ne moo jiite coopérative mooy doxal coopérative bi ak kilifa yi nga xam ne fa la suuf sa ñoo jiite fa suuf sa nekk yëf yi sax dem na ba teere ci loxoy pôle urbain bu Diamniadio ngir mu war koo lijjanti fan yile Bara Faye bokk ci coopérative d'habitat boobee ñu teewlu kàddu leeral yi nga xam ne baaxee na ko ci Youssou Baro. liggéeykat yi seq coopérative bi 80% yi waa Dakar Dem Dikk lañu ñi si des ñu ubbil ko suñu yeneen mbokku travailleurs sénégalais yi loolu tamit xam nañ ko xam nañ ne aussi ñun fas yéene nañu dugg si programme mu 100000 logements yi si ba pare jaayante ndax état mi nu waroon jox suuf joxatuñu suuf ñun ñoo jaayante suñu suuf ñëw dem signé ak promoteur agréé de l' état Abdoulaye Diop président cette vision nga xam ne il a un quota de 22000 logements ñu ñëw signé ak moom convention baa ngi fii ak si ñun. ñu mu jox ñu ci 4000 kon site bii sax doyatuñu dinañ utiwaat ñett yu toll nii pour ñu mën a jeexal 4000 yooyu loolu nag si programme boobu nag lañ nekk ndax li tax ñu nekk si mooy le président moo génn en conseil des ministres le 20 mai ne dafay accélérer programme mu 100000 logements yi kon ñun mënuñu toog di xaar te ñu bëgg ci bokk te ñu am suuf am possibilité ak qualité bu nu mënee leb si suñuy banque ñëw di fay ndax ñëpp a ngi ci loolu. wàllu tàggat yaram football jàppaleen ne nawetaan final zone 14 bu Mbaaw amal nañu ko ASC Manko moo jël ndam li benn bal la dugal ASC Njoolum Kel mi mu doon football mu di événement sportif bu mag boo xamante ne ji mënees na ne guléet la ci stade bu Mbaaw doonoon it ci teewaayu maire bu Mbaaw des na ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak i leeral yu bàyyee ko ci Ibrahima Kane Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop. mbokk yi fii lañu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h ànd leen ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru nasaraan yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.